Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. S'il vous plaît. Parce que nous avons affaire avec des voyous. C'est des voyous qui nous dirigent. Et ils vont tout faire pour se maintenir au pouvoir. jaral na leen sax réew mi tàkk moo tax fu mu nekk nii ñun noppi waratuñu te Sénégal ñun ñoo ko moom amuñ dara lu dul Sénégal Sénégal rek lañ am te bu ñuy seetaanee ba ñuy taal réew mi ñun fan lañ jëm ñun Sénégal rek lañ am amuñ dara lu dul Sénégal te ñii nekk ci nguur gi yàgg fa pour seen ay avantages ak seen ay privilèges jaral na leen lu nekk te ci tànk yooyu lañ nekk moo tax ma bëgg ngeen partager maximum de partage s'il vous plaît maximum de partage ñu ñëw waxtaan ak yéen s'il vous plaît les gars ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen bëggee bu baax a baax a baax waaw asalaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax encore une fois su fekkee mën ngeen partager bu baax pour vidéo bi tas ñu bëri man ci jot ñu fas yéene waxtaanee ak yéen ci situation bi nekk Sénégal jamono jii nii ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk réew mi ñu waroon a assurer suñ sécurité parce que ils sont censés à assurer notre sécurité wala d'assurer notre sécurité waaye ñoom instant bi nekkuñ ci loolu waaye instant bi dañoo nekk ci bëgg a taal réew mi te loolu ñun waruñ kaa nangu moo tax ma bëggoon ngeen partager vidéo bu baax a baax s'il vous plaît ñu ñëw waxtaan ak yéen Bakary Touré nuyu naa la Djibril Diouf di la ziar bu baax a baax Djibril Diouf a ñoo ko bàyyi voilà ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp donc dafa am lu waa nguur gi jógtee fu mu nekk nii mooy pour taal Sénégal jiiñ seen doomi réew terroriste yàq seen der te dafa mel ni dafa am lu ñuy waajal dafa am benn situation chaotique bu ñu bëgg a créer au Sénégal pour élection bañ a am au Sénégal parce que xam nañ ne fu mu nekk nii ils sont devenus impopulaires Sénégalais yi bëggatuñu leen ñoom ils ne représentent rien actuellement au Sénégal 1% sax matuñ ko mooy Macky Sall ak ñi mu àndal léegi nag pour se maintenir au pouvoir jaral na leen lu nekk pour ñu taal Sénégal pour mën a continuer di nekk ci nguur gi pour barrer la route à Ousmane Sonko parce que xam nañ ne Ousmane Sonko xale yi ñëpp moom lañ bëgg fu mu nekk nii 80% des Sénégalais sont avec Ousmane Sonko bi ñu xamee ne Ousmane Sonko tey jii moom la ñëpp bëgg lañ commencé di ko diaboliser mu nekk une longue campagne de diabolisation lu nekk wax nañ ko fi wax nañ ne Ousmane Sonko c'est un rebelle parce que il est de la Casamance te Ousmane Sonko Casamance 50% la fa am lu ci des diggante Xombal Thiès ba ay Paal foofu am na fa mbokk kon kooku defe naa ne kenn gënu kaa nekk sénégalais te ñun sax dañoo amul problème mu comme nga dëkk Casamance wala nga dëkk Fatick wala nga dëkk Kaolack wala nga dëkk Fouta ñun affaire régionalisme dañ kaa dundul Sénégal parce que Sénégal ñëpp benn lañ affaire yi xeet ñun dunduñ ko Sénégal muy affaire yi ethnicisme moo xam nga nekk Baynunke wala nga nekk Joola wala nga nekk Basari wala Njaago wala Naar wala Saraxule Olof Séeréer loo manti nekk ci Sénégal ak yeneen làkk yi nga xam ne fàtte naa leen yow sénégalais nga lu ñu intéressé ci yow mooy programme bi nga am
pour le développement du Sénégal pour Sénégal jafe-jafe yu mu nekk ñu génn ci waaye gis nañ ne Macky Sall bi mu fi ñëwee ba léegi loolu la fi installé ay affaires yu ethnicisme affaire yu régionalisme te loolu fa la bëgg a jaarale Ousmane Sonko pour éliminer ko te loolu mënta nekk tam nañ ko fi lu nekk nag dëmm rek lañ ko fi waxul ne moom la ak Sonko biir na waaye à part loolu lu nekk wax nañ ko Ousmane Sonko sénégalais yi bañ rebelle la salafiste la ah amul dara luñ ko waxut ay dafa contre këru diine yi je rappelle encore une fois que ne ku mu neex tey nga tànn diine bu la neex nga nekk fa bu la neexee nga nekk chrétien bu la neexee nga nekk juif bu la neexee nga nekk musulman bu la neexee sax yow nga ne athée nga man gëwuma dara parce que yàlla ci boppam moo ñu njëkk a libéré moo ne fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi loolu sa diggante ak yàlla la chacun a le droit de choisir son propre chemin kenn amul droit di imposer nit naan ko fii nga war a nekk wala faa nga war a nekk wala ci diine bii nga war a nekk wala ci tarixi bii nga war a nekk kenn ku nekk yaay xool fi la neex nga nekk fa te loolu lu ci manti xew sa diggante ak yàlla la Sénégal constitution bi kenn defu ci ne nit ki da ngaa war a nekk jullit wala da nga war a nekk chrétien wala da nga war a nekk athée wala da nga war a nekk animiste pour mën a nekk candidat wala soo ko nekkul doo nekk candidat loolu kenn defu ko ci constitution bi te nekkul tamit ci code électoral bi Sénégal du république islamique waaye gis nañ ne ñoom fu mu nekk nii dañoo bëgg a diaboliser Ousmane Sonko parce que xam nañ ne ñoom tekkeetuñ dara sénégalais yëpp Ousmane Sonko lañ jox bopp li ëpp ci sénégalais yi ay jeunes lañ 70% des sénégalais ay jeunes lañ Ousmane Sonko lañ àndal léegi nag ñoom ñu xam ne Ousmane Sonko mii tey bu ñu demoon élection ak xeetu élection bu mu manti doon muy élection législative wala élection locale yi nga xamante ni bi mu passé yàgg na depuis 2019 lañ ko waroon def defuñ ko wala élection présidentielle buñ ci manti dem ci jamono ji Ousmane Sonko da leen di gagné bu élection yi jaaree yoon léegi nag dañoo bëgg a jël suuf xapp ko ci cere ji taal Sénégal te loolu sénégalais yi waruñ kaa nangu moo tax man damaa gëm ne ñun waruñoo noppi parce que bu ñu noppee du baax bu ñu noppee ñii danañ taal réew mi ñii ils sont irresponsables te gis nga jàmm ju kilifa diine yi doon oote ñoom bëgguñ ko ñoom te kilifa diine yi nag ak kilifa aada yi ak ñu am kàddu ñëpp Sénégal war nañoo jël seen propre responsabilité ñu jóg taxaw lu ñu war a def yëpp ñu def ko lu ñu war a wax ñu wax ko parce que waruñoo nangu minorité ñoo xam ne tekkiwuñ dara minorité lañ fu mu nekk nii maanaam 1% sax defuñ ko laa la wax ni ils ne font même pas 1% de la population Macky Sall ak ñu mu àndal léegi nag waruñu leen a seetaan ñu ne dañuy taal réew mi ci lan ci Ousmane Sonko mii bu ñu ko bàyyee mu nekk président mais Ousmane Sonko xanaa warul nekk président Ousmane Sonko doomi Sénégal la am programme am bu baax sénégalais yi ñooy tànn ñooy xool ku leen neex ñu fal ko léegi nag ñu ne dinañ barrer Ousmane Sonko la route léegi fu mu nekk nii lu ñu xewal mooy di jiiñ nit ñi ay terroristes gannaaw bu ñu ko jiiñee lu nekk affaire yi sottiwul sénégalais yi di ko gën a bëgg léegi nag ñu ne léegi ay affaire yu terrorisme la ñuy tudd ay affaire yu ay force occulte gis ngeen bi affaire yi takkarnaasee nga xam ne loolu ñoom ñoo ko provoqué tey ñoom ñooy responsable Macky Sall ak ñoom àndal ñoom ñooy responsable lu am Sénégal yëpp mooy situation chaotique bu ñu génn gis nañ ministre de l'intérieur ci jamono jooju mu génn wax ay waxu force occulte ministre des affaires étrangères Aïssata Tall Sall nga xam ne transhumante la génn moom it France 24 wax la même chose Malick Sall mi nga xamante ni nag moom boo ko xoolee xool kanam gi rek xam ne il ne bénéficie pas de toutes ses facultés mentales ku ko xool xam ne wérul déjà yow da ngay xool kanam gi rek xam ne kii wérul kon ñooñu ay danger lañ pour ñu bàyyi leen tey ci réew ma kon ñun tey ci bombe lañ toog au Sénégal te bombe bi mën na exploser à tout moment parce que ñu jiite duñ ay nitu jàmm ay nitu ay lañ bëgguñ lu baax te bëgguñ Sénégal parce que bu ñu bëggoon Sénégal tey dinañ oote jàmm ci dëkk ba mais lépp lu ñuy def suba ba ngoon pour taal réew mi la réew mi jaxasoo nga xam ne élection du am Ousmane Sonko nu ñu mën a def ba sànq ko ci loolu lañ nekk def nañ le tout pour tëj ko kaso wala toroxal ko Sénégalais yi bañ te heure bu ñu jugaatee ne dinañ ko jéem a tegaat loxo wala dinañ ko jéem a taxal dara su boobaa Sénégal day tàkk te bu tàkkee ñoom ñoo ko taal. tey jii li waroon Macky Sall mooy mu oote jàmm Sénégal jàmm jooj ci loxoom la nekk parce que moom mooy le président de tous les Sénégalais waaye gis nañ ne moom bëggul jàmm jooju ndax dafa bëgg a toog ci nguur gi ba doyal wala suy dem mu bàyyi fa keneen koo xam ne moo koy remplacer
ndax seen scandale yi nga xamante ni def nañ ko duñ am kenn ku leen topp ci loolu lañ nekk moo tax ñu bëgg a taal réew mi Malick Sall nga xam ne dof la wérul gis ngeen bërki démb bi mu demee Fuuta lu mu fa wax toj yi mu fa wax li ma gën a jaaxal mooy ñoom seen njàng mi fan la leen jaar ak luñ jàng lan la leen di jëriñ bu ñu ñëwee di incarner affaire ay intellectuel ne ñoom ci ay universités yu mag lañ génnee ay cadre lañ te ñi nga xam ne mosu ñoo toog ci banc yi école sax ñoo leen gën ëpp xam-xam ay yëfu dof rek la ñuy def yow Malick Sall war na dem ba Fuuta toog fa di jëw sénégalais yi ci pël mais sénégalais yi du pël yëpp ñoo ànd ak Macky Sall ñoom ñoo fi bëgg a indi ay affaire ethnicisme mais pël yëpp du ñoom ñoo ànd ak Macky Sall am na pël yu bëri yoo xamante ni dunduñu ay affaire ethnicisme yuy Macky Sall di oote Sénégal bi mu toogee ba léegi dañoo jàpp ne Sénégal ñëpp benn lañ kenn mënu kaa xar ñaar ñëpp a bokk yem léegi mu dem fa nag di wax ne Ousmane Sonko moo rey xale yi nga xamante ni dañoo dee ci manifestation yi Ousmane Sonko bëggul jàmm nitu fitna la islamiste la xam nga te dañoo bëgg indi islamisme radical foofu noonu Sénégal te loolu ñun dëppawul ak suñu diine dëppawul ak suñu aada te loolu yëpp ay fen la un ministre de la justice laa la wax nii justice nga xam ne nu mu amee njëriñ ci réew kooku war a dox ci luy jubale sénégalais yi ak luy indi jàmm Sénégal muy wër di wax joo xamante ni mën na taal Sénégal est-ce que tey Macky Sall tey bu bëggoon jàmm dina jël un danger public comme Malick Sall nga xamante ni da ngay xool kanam gi xam ne kii wérul dof la mu jox ko un ministère de souveraineté ministère de la justice war a tëddee njaaxaanaay muy dem di politique di wax yu rëy yi uniquement pour faire plaisir à Macky Sall uniquement pour yàqal Ousmane Sonko te mënul yàqal Ousmane Sonko parce que gis nañ ne Fouta fu mu nekk nii Ousmane Sonko lañ àndal jeunes Fouta yi ñoom fu ñu romb jeunes yi dañ leen di yuuxu jeunes Fouta yi nee nañ doyal nañ ci ñoom dañ leen a tourner le dos parce que Fouta defuñ fa dara tous lañ deful Fouta boo xoolee seen meeting bi tey am na benn drone bu doon filmer drone bi bu tiimee Fouta yow sa yaram bi day daw Fouta nga wow koŋ amul dara amu ko liggéeyuñ fa tous defuñ ko waa Fouta sax fu mu nekk ni dañ leen a mere te ñun dañoo warta nangu ay bandi yu nekk au pouvoir ba pare di def ay politique ethnicisme loolu waruñ kaa nangu Sénégal nañ bañ loolu te waa Fouta am nañ fulla am nañ fayda ñu ngi bañ lool tey jii propos ethniciste yooyu nga xamante ni l'irresponsable ministre de la justice di Malick Sall yëkkati na ko mais ay pël ñoo ñu ko tekkil ñun man sama benn waay bu ma xamanteel ci combat bi Omar Diallo moom laa envoyé message mu tekkil ma lépp wax ma ne ma sa waa ji dafa dem foofu noonu naan Ousmane Sonko du nitu jàmm nitu fitna la xale yi dee moo leen rey te ñëpp xam nañ ne loolu ay fen la xale yu dee ñoom ñoo leen rey parce que ñoom ñoo indi jafe-jafe yu am Sénégal tey jii Macky Sall bu bàyyi woon Ousmane Sonko ci jàmmam muy opposé wu mu bañ a nekk naan daf koy teg ay deal wala di xool nu ngi koy éliminer est-ce que ku noon manifestation yi am dina am ku noon jàmm rek mooy am Sénégal bu ñëwoon Sénégal toog ne man kat dañ ma fal démocratiquement te Abdoulaye Wade daf ma bàyyi woon ma am jàmm créer sama parti dem élection ñu fal ma démocratiquement Abdoulaye Wade nangu ko amul benn problème ma ñëw falu man li ma war mooy li ñu doon xeex démb ak barki démb ma jéem a fexe nu loolu dañee Sénégal loolu nga xam ne Macky Sall sax moom victime la ci muy impunité népotisme injustice ma jéem a dalal Sénégal oote jàmm cohésion nationale bi nekk dëgg liggéey ci loolu ba pare am na ay priorités yi may xaar ci Sénégal te président yu weesu defuñ ko woon léegi man ci loolu laa war a jublu bàyyi politique politicienne jël ko teg ko fële mais moom dafa ñëw rek commencé def politique politicienne di acharné wu ci ay adversaire politique li mu njëkk a wax mooy je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mais loolu président war na ko wax mais loolu violence verbale la te violence verbale ñëpp xam nañ lañ moo ciy tegu violence physique moo ciy tegu boo romboon ay nit ñuy xeex tey ci mbedd mi da ngay xam ne ñii nekkul dañoo tëb rek di xeex dafa am lu njëkk moo tax ñuy xeex te xeex bi dafa am lu ko waral mooy ci violence verbale la commencé soog a ñëw ci violence physique mooy ne kenn ki day saaga moromam wala kenn ki wax moromam wax yu ñaaw ñu songo xeex te loolu moo am Sénégal parce que Macky Sall bi mu fa toogee ba léegi dafa arrogant ba pare wàll ko gaayam yi dafa violent verbalement ba pare wàll ko gaayam yi ak injustice boo xamante ni injustice notoire la wàll ko gaayam yi léegi nag loolu moo tax ba tey Sénégal naroon na dem dans le chaos parce que seen violence verbale bi la Macky Sall moom moo gën a violent ñëpp dafa ñëw ne opposant du fi am tas opposition bi
jàpp Khalifa Sall tëj jàpp Karim Wade tëj ñëw nag laalaake ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko mu laal ko Sénégal yëpp jóg na doo ko fi laalee boo ko laalee réew mi dana tàkk kon kooku moom mooy le seul et unique responsable parce que moom moo jiite réew mi moom lañ dénk réew mi moom mooy rendre compte c'est lui qui nomme à tous les postes civils et militaires donc kon gars mi suñ nekkee di def seen yu ñaaw yi ak seen wax yu ñaaw yi parce que moom la neex parce que moom moo bëggul jàmm su bëggoon jàmm tey dana yemale ñëpp ne leen ku fi waxati wax yu ñaaw jëmale ko ci Ousmane Sonko ku fi wax ay waxu terrorisme dinaa la dàq comme ni muy dàqee nit ñi bu ñu waxee ci 3e mandat bi xam nga nit ñi ñu doon wax naan mënul am 3e mandat ñëpp dàq na leen muy Moustapha Diakhaté Sidiki Kaba ak maître Moussa Diop kon moom intérêt rek la Macky Sall intérêt rek moo ko tax a jóg intérêt personnel waaye faalewut Sénégal faalewut réew mi tey jii jàmm Sénégal ci loxoom la nekk li mu war a def ci boppam mooy moom Sénégal dañ kaa fal dénk ko réew mi moom mooy njiitu réew mi te dafa war a nekk responsable lépp luy indi jàmm ci réew mi daf cee war a dox prôné ci loolu lépp loo xamante ni dafay indi safaan bi muy ay coow ak ay xeex ak loo xam ne mën na taal réew mi mu teg ko ci suuf te xam ne kullu man alayha fanin réew nguur gi nga xamante ni da cee teg bakkanam moog ñi mu àndal lum yàgg nguur gi dana ko ñàkk. kan moo leen wax ne ñoom dinañ fekkee 2024 ñoom wóoru leen parce que tey yàlla indi na fi tey benn natt boo xam ne muy coronavirus mais coronavirus bi waaw sa waay damaa juum de Sidiki Kaba laa sori Kaba waaw damaa juum coronavirus bi nii tey mais ay kilifa rek la fiy rey rarement nga gis mu rey baadoola ay ministre la fi rey ay président ay kilifa yu am tur yoo xamante ni dañoo am ay moyens Sénégal coronavirus ku mu fa njëkk a faagaagal ci koo xamante ni borom alal la borom doole la mooy Pape Diouf nekkoon président olympique bu Marseille su fekkoon xaalis rek la ku noon Pape Diouf du dee def nañ lu nekk pour sauver ko pare woon nañ sax pour yóbbu ko France te buñ ko indi woon France xañ na sax duñ ci mën dara parce que moment boobu France yu ngi xëy di am ay 500 morts ay 600 morts te mënuñ ci dara kon ñoom dañoo war a delluwaat seen xel ci yàlla te xam ne nit ki àdduna bi dara nekkul loo xamante ni daf fiy sax te lépp looy xëcc di ko ñaawal rek dafa war a fekk mu nekk loo xam ne daf la war a leer ndax yow di nga ko fekkee mais ñoom lu ñuy def dafa ñaaw te loolu yëpp lu ko waral mooy nguur te war nañoo delluwaat seen xel ci yàlla bu baax a baax delluwaat seen xel ci dee te xam ne gis nga yàlla ku mu samp kenn mënu kaa sempi Ousmane Sonko mii tey bu naree nekk président de la République tey ñoom laa la wax kenn mënuñ ci tus suñ ko naree xeex ba xeex bi réussir sax pour yàlla wan leen ne leen carrément qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha yàlla sax da leen di rey ñoom duñ ko fekkee kon Macky Sall dafa tooñ Sénégalais yi te il est irresponsable parce que bu mënee bàyyi gaayam yi ñuy wër télévision yi ak rajo yi di dem ay Fuuta di wax ay waxu terrorisme jël li xewoon Sénégal nar ko jiiñ Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko moo ko waral loolu dañuy wax lu leen neex tey jii buñ bàyyi woon Ousmane Sonko ci salon de massage am mu nekk fa di massé wu xam ne daf cee am droit coow du jub bal du tàkk bu jàppee woon Ousmane Sonko comme nawleem xam ne Ousmane Sonko mii sama opposant la il ne fait que son rôle te Ousmane Sonko mosuma attaqué personnellement heure bu ñu attaqué suñu gestion lay attaqué Ousmane Sonko bi mu attaqué Mamoud Diallo ci xaalisu Sénégal la bi mu attaqué Aliou Sall ci xaalisu Sénégal la bu attaqué Macky Sall ci mauvaise gestion yam la te loolu ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal ñoo bokk réew mi te loolu mooy rôle opposant mais daal ñu ne ñoom Ousmane Sonko du am jàmm ba pare kenn du fi bëggee Ousmane Sonko chaque jour ñu ngi def lu nekk pour yàq deru Ousmane Sonko pour boole ko ak Sénégalais yi bañ fu mu nekk ni lépp lu ñaaw lu nekk rek lu ñu xalaat ñu ngi koy jéem a def pour yàq deru Ousmane Sonko Sénégalais yi non du fi mën a nekk lu nekk waxal nañ ko Sénégalais yi bañ même këru diine yi ñu ko bëggoon a jaxaseel sax këru diine yooyu ñoo gën a bëgg tey Ousmane Sonko tey boo demee Touba Ousmane Sonko ñi ko bëgg dañoo bëri nga dem Kaolack ñëpp ko bëgg nga dem Tivaouane ñëpp bëgg ko nga dem Ndiassane ak Yoff ak foo mënti dem tey ci këru diine ci Sénégal ak église bi ñëpp a bëgg Ousmane Sonko amul xaaj yi amul seen affaire yu ethnicisme yi ñu fi doon jéem a installé sax gars yi toppuñu leen ci ay affaire yu ay pulaar ak yooyu ay affaire yu neddo ko bandum tey jii am na pël yu bëri yoo xamante ni dunduñ loolu tey
dañoo gis seen bopp ci Ousmane Sonko wan leen ne leen Sénégal yéen mënu leen koo taal da ngeen a tuuti ci taal Sénégal Sénégal bu doon tàkk ci wàllu ethnie tàkk na bu yàgg parce que am na réew yu bëri yoo xamante ni ay guerre ethnique am na fa te Sénégal masul am guerre ethnique te du fa mas a am comme amu ko ba heure bii gëwma ne dina ko am parce que les Sénégalais sont tolérants Sénégalais yi dañoo nekk ay nit ñoo xamante ni dañoo am tolérance ba pare dañoo bëri jàmm ay nitu jàmm lañ te ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ñàkk oote jàmm nii nee naa leen sànq matuñ sax 1% tekkiwuñ dara kon tey ñoo xamante ni ils ne font même pas 1% de la population du ñoom ñooy taal Sénégal tey di gëmloo nit ñi ne leen Ousmane Sonko terroriste la ak ñi mu àndal di jiiñ ay Ousmane Tounkara terroriste Ousmane Tounkara bu toogee tey ne Macky Sall dinaa la rey donte bon ñun rafetlu wuñ wax jooju parce que tamit booy ànd ak nit tamit da ngay ànd ak moom ci dëgg quoi suñ sañoon du wax jooju mën na wax correctement te bañ a nekk di menacer ak yooyu noonu waaye nag nit tamit des fois mën na def erreur ci li nga xam ne moom ci la nekk maanaam dafa nekk ki nga xam ne patriote la bëgg réewam ba pare mere ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi ba léeg-léeg booy wax sax da ngay wax lu ëpp waaye Ousmane Tounkara tey bu taxawee ne Macky Sall yow dinaa la rey ah mais loolu Macky Sall tey war na ko gëm moom fan lay Ousmane Tounkara di jaar ba mën a rey Macky Sall loolu du dëgg mais un président bu am jot rek mooy nekk di lijjanti ay doomam yu nekk ci biti naan da leen di jéem a jiiñ ay terroriste pour jéem leen a toroxal ci koo xam ne day toog rek di wax lu ko naqari ci réewam te yow nga am ay priorité yu lay xaar Sénégal nit ñaa ngi feebar mënuñoo faju ñu amee insuffisance rénale tey dañuy rang pour mën a def dialyse Macky Sall depuis 2012 ba léegi mu ngi fi toog 9 ans la def ci nguur gi mënul fexe ba lijjanti problème boobu noonu hôpitaux yi war a am un bon plateau médical Macky Sall mënul fexe tey ba équiper hôpitaux yi mu baax am plateau médical boo xamante ni digne de ce nom la te pourtant loolu moo tax ñu fal ko Sénégal capitale bi Dakar amul ndox amul Sénégal ndox moo xamante ni eau potable la bu tax ñuy wax amul Sénégal mu war a liggéey ci loolu pour mën a approvisionner nit ñi ndox mu baax rawatina capitale ba tey jii Dakar boo demee am na quartier yoo xamante ni tey duñ am ndox par ay 3 heures du matin la ñuy yeewu jël seen ay bidon 20 litres ñuy jël seen ay bërigo pour mën ko root pour buñ xëyee mën a am ndox am ñoo xamante ni premier étage la ñuy dëkk duñ am ndox bëccëg guddi la ñuy am ndox mu nekk loo xamante ni tey waroon na cee liggéey parce que amoon na temps pour liggéey Sénégal njàng mi baaxul chaque jour enseignants yi ñu ngi grève école publique bi ñi nga xamante ni amuñ moyen sax te bëgg seen doom yi jàng dañuy génnee seen doom yi ci école publique bi yóbbu leen école privée te duñ ko man pour seen doom mën a jàng école publique bi baaxul ay abri provisoire ba léegi mu ngi am Sénégal laa la wax nii benn jour maa ngi doon seetaan benn reportage kunun nga xamante ni mu ngi nekk ci Dakar la nekk région de Dakar département bu Rufisque laa la wax de ci autoroute à péage bi kunun ngalab am na abri provisoire ma teg ci sama bët nii ñu génnee ko télé Sen TV mais xam nga loolu c'est catastrophique te Macky Sall a été élu pour defar Sénégal pour régler problème mu sénégalais yi loolu moo tax ñu fal ko sénégalais yi dañoo sonn tey boo demee au fin fond du pays famine sax am na fa fuuta googu noonu tey ñu nekk fa di politique di wax seen ay wax yu ñaaw di xas nit ñi di toog di jéem a jaxase xeetu Sénégal yi di jaxase pël yi ak yeneen xeet yi di jaxase pël yi ak Ousmane Sonko fuuta googu ñu ngi sonn bu bëgg a dee kenn gënu leen a sonn ci Sénégal lu tax lijjantiwul seen problème boo demee ay Bakel rarement ngay dégg sax ñu koy tudd parce que dañ leen marginaliser ah ay Kidira yooyu yëpp ci Sénégal la bokk sama benn xarit rek tey mu ma doon oo na ma dafa demoon Kidira am benn jarbaatam bu mu doon takkal jabar foofu mais nee na ma diggante Tamba ba Kidira talibaa ngi bon goo xamante ni comme jéggi siraat mu ne ma jigéen boo xamante ni dafa ëmb sax bu fa jaaree dina wasin day accoucher ci biir oto bi ndax tali bu bon ah avec tous les problèmes qui prévaut au Sénégal yow ñu jox la réew lu toll ni réew na la liggéeyal réew mi nga nekk fii di xeex benn opposant pour lan sa gars yi ñoom ku nekk ñu jox la ministère na la liggéeyal ñii ñu jox leen ay direction na leen liggéeyal ñii ñu fal leen assemblée nationale na la liggéey leen ñu topp Ousmane Sonko rek suba ngoon guddeeg bëccëg ci Ousmane Sonko la ñuy xëy ci la ñuy yendu te am ay priorités yu ñuy xaar mais kon ñii haute trahison lañ def ñii mérité wuñ sax pour jiite réew mi dañoo trahir sénégalais tey ñii bu ñu nekkoon ci benn dëkk boo xamante ni démocratie bi dëgër na assemblée bi moom boppam ils vont destituer le président de la république dañ koy destituer
parce que Macky Sall liggéeyul nañ wax Macky Sall lan la fi liggéey laay laajte lan la liggéey Macky politicienne la fi nekkee nu may def ba éliminer Khalifa Sall nu may def ba éliminer Karim Wade nu may def ba éliminer ñoom Pape Diop Hadjibou Soumaré Abdoul Mbaye Malick Gakou ci parrainage yooyu yëpp réussir na ko léegi nag mu pare Ousmane Sonko nekk benn opposant boo xam dafa féroce sonal ko ñëpp bëgg ko tourner ko le dos moom le président de la République wan ko ne ko carrément ñun dañ laa vomir bëggatuñ la parce que liggéeyoo defoo fi dara léegi nag mu jublu ci kooku ne kooku nu mu manti def dina ko éliminer coûte que coûte boole kaak benn xale bu ñuy wax Adji Sarr ne ko pour mu jiiñ ko viol affaire bi sottiwul sénégalais yi kenn gëmu ko ñu convoqué ko muy dem ñu koj ko préfet bi nga xamante ni marionnette la Antoine Diome di ko ak le procureur de la République nga xam ne waruma ko sax oowee le procureur de la République le procureur de Macky Sall il travaille pour Macky Sall lu Macky Sall bëgg ak ku Macky Sall bëgg éliminer rek procureur bi daf ciy jàpp ak doyen des juges Samba Sall muy dem ñu xam ne bu demee Mamadou Seck dana ko bàyyi parce que dossier bi dafa vide ñu fexe ba créer tension jël corniche bi miine fa seen ay nervi ba mu fees dell bëgg Ousmane Sonko jaar ci corniche bi ñu dal ci kawam Ousmane Sonko ñu informé ko mu ne du fa jaar léegi nag ñu yàq lépp lu waroon a am tey créer fa benn situation boo xamante ni kenn mënu laa wax ban façon situation la jékki-jékki rek ne waa ji daal xam nañ ne bu demee tribunal dañ koy bàyyi te warul dem këram parce que bu demee këram day am victoire ci ñun parce que daf ñoo défier ñu fexe ba wax préfet na ko demal nga jaxase affaire yi ba nga xamante ni dinañ ko mën a coller benn motif ne ko da ngaa def trouble à l'ordre public ak participation à une manifestation non autorisée mais est-ce que ñooñu ñëpp tey mérité nañ tey pour di ñu jiite parce que nous sommes en danger nous sommes assis dans une bombe wala sur une bombe noo ko mënti déggee baax na damaa xamut man ay bandi nan lañ mën a jiitee Sénégal kon sénégalais yi def nañ erreur foofu noonu ba élire Macky Sall mu ñëw indil ñu ay wëyu ñu ñuy jiite ñoo xamante ni bëgguñ jàmm tey jii préfet boobu noonu il ne mérite plus d'être le préfet de Dakar procureur de la République kooku amul benn mérite pour nekk procureur de la République Malick Sall amul benn mérite pour nekk ministre de la justice tey jii kuñ dénk justice wàllu yoon tey te yow doo doxal yoon heure boo waxee toj ngay wax ba pare far ak président bi di éliminer ay adversaires politiques mais kooku justice boobu kan moo koy wóolu kan mooy mën a wóolu justice boobu nañ waxante dëgg kon sénégalais yi dañoo war a jël seen responsabilité te nag bañ a déglu Macky Sall ak ñi mu àndal ci yàq der gi ñuy yàq deru Ousmane Sonko xam naa ne sax dégluwuñ ko waaye nag xam nga sénégalais daf ci am ñoo xam ne lu yàq seen xel dafa yomb te ñoom fu mu nekk nii pare nañ pour jéem a yàq xelu sénégalais yi ci Ousmane Sonko wan leen ne leen Ousmane Sonko di nitu jàmm nitu ay la te ñoom xam nañ ne Ousmane Sonko masu leen a tooñ masu fi créé luy taal réew mi ñoom lépp luy taal réew mi ci ñoom lay jógee lépp loo xamante ni day taal Sénégal ci ñoom la jógee problème bu fi amoon ñoom ñooy responsable bi président bi génn def discours au lieu que mu wax li waral problème bi mais waxu ko dafa nekk naan day politique naan ay je vous ai compris dinaa débloquer xaw ma 3000 xaw ma 300 xaw ma ñaata milliards pour l'emploi des jeunes mais yow li nga deful ci 9 ans est-ce que ci 3 ans yi la dese mën nga ko ci def soo xamoon ne xale yi dañu soxla liggéey priorité bi mooy l'emploi des jeunes mais bi nga toogee ci nga waroon a concentré wu ci loolu lépp loo xam ne sénégalais yi soxla nañ ko nga jéem cee jublu liggéey te bàyyi politique politicienne mais xaar ba bombe bi explosé tàkk mu ñëw ne dafay apaiser parce que xam na ne sénégalais yi nanguwuñ injustice li mu naroon a def Ousmane Sonko sénégalais yi nanguwuñ ko ñu bëgg a jël affaire bi ne waaw xale yi dañoo mer moo tax ñu génn waaye du Ousmane Sonko moo leen génnee li ëpp ci manifestants yi am nañu ci rax de waaye Ousmane Sonko moo leen génnee parce que dañoo am yaakaar ci Ousmane Sonko
Macky Sall bëgg a sànq Ousmane Sonko ñu bañ ne loolu du fi amee mais loolu mooy affaire bi léegi ñoom lu yàlla may Ousmane Sonko loolu lañ mënta nangu tey jii ñu dee ñëpp ci manifestation yi ak ñu ci yàqule ñëpp ñi nga xam ne seen ay bien dafa yàqu mooy Auchan yuñ taal station yuñ lakk ah ak këru jàmbur yuñ lakk ak oto yi nga xam ne dañ ko calciné yooyu yëpp Macky Sall mooy le seul responsable parce que moom moo indi coow lii parce que bu bàyyi woon Ousmane Sonko ci jàmmam ku doon coow li du am ku doon jàmm rek mooy am mais Ousmane Sonko masul oo kenn ne leen ñëw leen ñu taal dëkk bi mais bi ñu ko naree sànq dafa oote ne Macky Sall xamul loi xamul droit rapport de force la xam il faut ñu jëflante ak moom oote résistance te résistance constitution bi moo ko mayee képp koo xamante ni dañ la opprimer mais yow amoo benn droit rek nga am mooy def résistance te waxoon naa leen sànq ne leen violence verbale violence physique moo ciy topp parce que ñoom seen arrogance ñëpp xam nañ ko seen violence verbale yi ñëpp xam nañ ko fii lañ jël ay journalistes jënd leen corrompre leen ne leen da leen dem ci télé yi di saaga Ousmane Sonko di yàq deram am na nag ay journalistes yoo xamante ni ils sont dignes ñoom nanguwuñ loolu te ñooñu xam nga leen Pape Alé Niang chaque jour fu dëgg ji féetee fa lay nekk dossier Khalifa Sall bi gis nañ ci taxawaay bu am solo bu mu ci taxaw parce que bëggul injustice te pourtant ñoom bu ñu sañoon récupérer Pape Alé Niang di ko jox xaalis comme nu ñu def seen yeneen journalistes yi comme seen doyen boobu noonu Abdou Latif Coulibaly nga xam ne doyen ñoom Pape Alé Niang la nga xam ne sax bokk na ci ñu formé Pape Alé Niang ni muy def moom dafa trahir sénégalais yi parce que fii la nekkoon ci temps yi Ablaye Wade les comptes et les mécomptes de l'annonce yi xawma de OCI bind na fi benn livre saaga fi Ablaye Wade Karim Wade xas leen traité leen de tous les noms d'oiseaux te Ablaye Wade moo gën Macky Sall lii Macky Sall di def moo gën a pire foofu lu Ablaye Wade doon def te Abdou Latif Coulibaly mu ngi toog parce que léegi Macky Sall la àndal di cautionné lii Macky Sall di def yu bon yi Macky Sall di def yëpp mu ngi koy cautionné te temps yu Ablaye Wade da daan toog di dénoncer ñëpp ànd ak moom ñëpp kontaan ci moom di wane ne kii c'est un patriote ku bëgg réew mi la parce que mu ngi contrôler fu ñu dugal xaalis réew ba ciy bind ay livres léegi nag Macky Sall ñëw di def lu gën a bon loolu moom mu toog nekk complice parce que poste la bëgg tey jii xas yi mu doon xas Ablaye Wade ak saaga yi mu doon saaga Ablaye Wade ak Karim Wade ñooñu bu ñu ko oowoon moom day dem ci moment boobu mais ñooñu faalewuñ ko parce que xam nañu maître chanteur la day chanter loo nit ñi rek léegi nag ba mu amee postam tey présidence de la république dafa noppi day génn sax di xas nit ñi di leen saaga ak yeneen journaliste yu mu àndal am na benn journaliste boo xamante ni Pape Amadou Fall la tudd moom moo géré journalu Latif Coulibaly boobu La Gazette moom it bokk na ci bi problème mu Sonko bi amee Sonko génn def conférence de presse moom moo génn ne Sonko dafay divertir nit ñi moom Pape Amadou Fall boobu nga xam ne c'est un doyen moom tamit nangu ñu leen di jënd pour ñuy saaga benn nit benn digne fils du Sénégal boo xam ne dafa am droit am ay ambition pour réewam ñoom ñëpp ñu def benn bloc di ko saaga di xaste di saaga di xaste Sénégal yi bañ ne loolu duñ ko nangu ñu dem jëlaat ay yeneen journalistes ay ñoom Aïssatou Diop Fall ay ñoom Maïmouna Ndour Faye ay Amadou Diouf bi ñu invité woon keroog ak Yakham Mbaye ci émission Maïmouna Ndour Faye bi ak ñeneen ñoo xamante ni heure bu ñu génnee dem ci plateau télévisé yi rek ci deru Ousmane Sonko bi la ñu nekk waaye nag encore une fois am na journalistes yoo xamante ni ñoom kenn nanguwuñ ku leen corrompre dañoo diñ lu ñuy am doy na leen te dañuy sóoraale seen njaboot dañuy sóoraale tamit ëllëg xam ne Macky Sall lu mu yàgg-yàgg dina fi jógee Pape Alé Niang tudd naa ko sànq Ahmed Aïdara ci la bokk ah sëñ Saliou Samb sëñ Saliou Gueye autant pour moi sëñ Saliou Gueye tamit ñëw ci l'essentiel buy waa Sen TV def émission l'essentiel buy am 19h léeg-léeg tamit mu ñëw ci Sen Show bi mais kooku il est digne te pourtant bu ñu soxla woon xaalis dañuy dem ci nguur gi def comme seen yeneen morom yi di dem di saaga nit ñi pour ñu leen di fay xaalis te loolu dafa ñaaw gor warul nangu loolu te métier bi da nga war a respecter éthique ak déontologie waaye waroon nangu kenn di la utiliser di la saagaloo ay nit. Grand Momar Diongue tamit macha allah c'est un excellent journaliste nekk koo xamante ni il fait de très bonnes analyses xam nga fu dëgg ji féetee fa lay nekk ak Babacar Touré bu Kéwlo
ñeneen ak ñeneen bëri nañ ko boo limee da ngay juum ak Moustapha Diop Walfadjri xam nga def nañ lu nekk pour jël ay télévision di leen corrompre di leen manipuler pour ñuy saaga Ousmane Sonko parce que ñoom seen problème instant bi nekkatul priorité sénégalais yi sénégalais priorité yu ñu am ak problème yi nga xam ne moom la sénégalais yi am ñoom loolu nekkatuñ seen problème mooy Ousmane Sonko ku saaga Ousmane Sonko ku dàq saaga Ousmane Sonko yow tu deviens riche parce que dañ lay fay ngay saaga Ousmane Sonko am na ñoo xam dañ leen di fay ñuy saaga am na ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey dee leen saaga Ousmane Sonko ñu leen di fay am na télé yoo xam ne nanguwuñ ko Sen TV nanguwuñ ko moo tax ñu coupé seen signal ci manifestation yi bi mu amee Walfadjri nanguwuñ ko parce que ki sos Walfadjri Sidi Lamine le fondateur du groupe Walfadjri mais c'est un révolutionnaire bañkat la président bu ñëw da ngay foog ne Sidi Lamine dafa bañ président bi fekk moom il est toujours du côté du peuple ci côté peuple bi lay nekk loolu mooy patriote nit da ngay bëgg sa réew donc am nañ fi ay médias yu bëri yoo xam ne dañ leen di manipuler tey di leen neexal xaalis pour ñuy saaga nit ñi léegi ñooñ ñooy am jàmm ñi nga xam ne dañ koy bañ nag ñooñ dañuy am jàmm parce que ci manifestation yi gis nañ Sen TV di génnee dëgg ji parce que réalité bi dañ ko war a génnee média loolu mooy rôle am pour informer les Sénégalais li xew Sénégal nga génnee ko li mu métti métti mais da nga koy génnee Walfadjri loolu lañ doon def Sen TV loolu lañ doon def Babacar Diagne nga xam ne marionnette bu yàgg la moom depuis temps yi Abdou Diouf mu ngi fi président bu ñëw mu ànd ak yow di la defal sale boulot mu dem di couper signalu Sen TV ak Walfadjri ba tax manifestants yi dem ciblé groupe Futurs Médias muy rajo bi ak télé bi dem attaqué ko te loolu rek moo ko waral ak Youssou Ndour féetee gi mu féetee ci nguur gi te nekk un porteur de voix waroon na féetee ak peuple bi def comme Salif Keita ni muy def ak Méwé bu Côte d'Ivoire ak Alpha Blondy loolu moo tax sénégalais yi mer dem ba attaqué leen kon ñii maanaam dañoo nekk ay nit ñoo xamante ni dañoo méritowul pour jiite ñu fu mu nekk nii parce que ñii dañoo trahir sénégalais yi ce qu'ils ont fait c'est de la haute trahison moo tax sénégalais yëpp dañ leen a vomir wëccu leen te Sénégal dañoo nekk nit ñoo xam dañoo bëgg jàmm waaye buñ bëggatoon jàmm ku noon manifestation yi day continuer te du baax ci Macky Sall ba pare sëriñ si fa nekk ay régulateurs sociaux lañ te taxaw nañ ci taxaw bu rafet yónni ay émissaires ñu dox ci jàmm njëkkoon nañoo wax nag ak Macky Sall bi affaire bi naree dégénéré parce que lu doon raam xam nañ ne ci ñag bi la jëm ñu wax ak Macky Sall jàpp ne mën na jafandiku foofu pour sànq Ousmane Sonko dëgër bopp di leen tànqam lu naan affaire bi affaire justice la ban justice ay laissons la justice faire son travail ban justice mooy def liggéeyam justice bi nga xam ne moo ren di opposant wu Macky Sall yëpp ban ko kan moo koy wóolu di bàyyi Ousmane Sonko muy dem ci justice boobu noonu léegi sëriñ yooyu di ko ñaan ba sonn mu bañ bi mu demee nag ba affaire bi dégénéré moom moo oo sëriñ yooyu noonu wax leen ne leen yónni leen gars yi ñu ñëw ñu waxtaan parce que xam na ne affaire bi naratoon a baax ci moom gars yi wër rajo yi nii instant bi di wax gaayam yi ak télé yi ñoom ñëpp a dawoon déserté seen maison yi génn Dakar parce que foog nañ ne ñi dañuy songu seen kër yi loolu lañ foogoon bàyyi Macky Sall il était seul léegi nag affaire bi calme ñu ñëwaat toppaat rajo yi ak télé yi di continuer di saaga nit ñi mais Macky Sall ci boppam moo waroon a xam boppam sax moom ne bi affaire bi tàngee ñii dañoo daw jàmbuma kon ñii waratuñoo nekk fii sax di wax ku fi wax dama lay dàq te ñu ngi koy xaar mu def remaniement man li ma bëggoon sax mooy mu démissionner parce que Macky Sall il n'est plus légitime ah Sénégalais yi ñi génnoon di manifester dañoo wan Macky Sall ne ko bëggatuñ la te ñooñu mat nañ 80% et statistiques yi ku ko def da ngay xam ne li génn Sénégal di manifester mën nañ 80% de la population parce que c'était sur toute l'étendue du territoire ñëpp a génnoon te manifestation yooyu noonu masta am dafa battre record manifestation yi mas a am yëpp ci Sénégal ak crise électorale yi fa mas a am yëpp bii nii ñu génn dafa battre record bi parce que Sénégal yëpp a génn ndoor ay jawbe dëkk yi nga xamante ni kenn xameewu leen woon ci yooyu Kédougou ah ay Bignona ñi njëkk a dee Bignona lañ dee te foog naa ñoom ñoo ci ëppale ay mort ñëpp ay nekk ay jeunes ñëpp génn ne Ousmane Sonko kenn du ko fi sànkee kon moom su nekkoon koo xamante ni ku am vergogne la démissionné na bu yàgg parce que xam na ne man bëggatuñ ma te wan nañ ma ne ma bëggatuñ ma te ba léegi nit ñaa ngi continuer di leen wan ne yéen bëggatuñ leen
parce que ñoom mënuñoo wax ba wax ji def effet. maa ngi gis sama benn jigéen boo xam ne journaliste la woon foog naa léegi dafa bàyyi parce que gisatuma ko ci rajo yi ak télé yi quoi du ma tudd turam dama gis ci page Facebook am mu publier mu ne réew mi fu mu nekk nii kenn amatul droit wax sa xalaat ku waxul lu neex Ousmane Sonko ñu saaga la xas la traité la de tous les noms d'oiseaux te liberté d'expression dafa am ci réew mi mais liberté d'expression xam nañ ko mais yéen ni ngeen di waxee nit ñi di leen saaga di leen xas si ngeen war a xamee seen bopp xam ne kon kii nit ñi dañ kaa bëgg parce que nit koo xam ne heure bu ngeen ko laalee critiquer ko wax ci moom wax yi ñaaw nit ñi saaga leen xas leen mais loolu kañ da ngeen war a xam ne kon kii nit ku baax la su nekkoon nit ku bon bu ngeen ko saagaa di ko jéem a di ko jéem a xas di ko diaboliser di jéem a ternir image am mais nit ñi dañ ciy ànd ak yéen mais majorité sénégalaise bi heure bu ngeen génnee di saaga Ousmane Sonko wala ngeen koy xas ñun dañuy dal ci seen kaw mais kon ngeen war a xam ne kon yéen kenn bëggatu leen Ousmane Sonko lañ bëgg ngeen war a noppalu rek mais Ousmane Sonko ñu ci bëri problème bu ñu am ak Ousmane Sonko benn problème la mooy fiir jalousie mooy ne daal Ousmane Sonko il est jeune né en 1974 il est pieux nekk koo xam dafay prôner pour la bonne gouvernance transparence justice équitable xeex népotisme impunité bu ñëwee institution yi ñu bëgg muy des institutions fortes da koy teg parce que ñun loolu lañ bëgg séparation de pouvoir am xam nga mu teg benn programme tënk ko ci benn livre bu tudd solution Sénégal yëpp gis ci seen bopp rawatina jeunes yi nag rawatina les Sénégalais de la diaspora nga xam ne ñoom daawuñ wax sax ay waxu politique parce que dañoo vomiroon politiciens yi ñooñu Ousmane Sonko moo tax ñu bëggaat politique intéressé waat ci politique di jàppale Ousmane Sonko gis ngeen manifestation yi amoon Paris dafa fees tel adduna bi yëpp di ko seetaan média international ñëpp di wax ci Sénégal ci opposant boo xam ne dañ ko bëgg a arrêté jaay ko doole gis manifestation yi léegi nag Ousmane Sonko moomu li mu am ci politique ak li mu jaral xale yi ak li mu jaral Sénégal yi ak fi ñu jaar ak moromam yi mu yomb muy Khalifa Sall ak Karim Wade nga xam dañ leen a jàpp rek tëj leen kaso ñu bëgg fa jaar ak moom te ñoom loolu lañ defoon seen bopp bi ne Ousmane Sonko riir rek la am booyam yi ci réseaux sociaux yi lañ nekk dañuy xas nit ñi dañuy saaga nit ñi ne buñ ko tëjee tamit coow du jub bal du tàkk am na sax benn journaliste bu xaw ma benn journaliste la xaw ma responsable politique la daal ci ñu ànd ak Macky Sall mu toog Walfadjri ci émission Balance bi naan waaye Ousmane Sonko mooy kan nit ñi ñu ngi wax naan Ousmane Sonko buñ ko jàppee dëkk bi day tàkk fii jàpp nañ ko fi nekk dëkk bi tàkkut Ousmane Sonko buñ ko jëlee yóbbu ko rëbës coow du jub bal du tàkk mais fan la mujjee buñ ko jàppee dañ kaa jàpp dëkk bi bëgg a tàkk ñoo xam ne buñ ko dugaloon kaso ci kaawoo lañ jëm ñu dellu ginnaaw léegi nag Ousmane Sonko moomu nga xamante ni bi mu duggee ci politique yàggul 2014 bi mu amee 40 ans la gars yi créé Pastef les patriotes ñu gis ne kii kat ku jub la jaar na impôt et domaine def fa 15 ans contrôlé na pas mal d'entreprises bu mag ci Sénégal te kenn mënu ko corrompre gis nañ ay inspecteurs des impôts yoo xam ne duñ yàgg sax impôt et domaine am alal ju ne gàññ ju dul jeex am ay biens yu bëree bëri di dawal ay oto yu cher am ay kër ay tool te seen salaire mayu leen ko te moom def na fa 15 ans te amul loolu amul dara défier état bi ne leen dem leen sama compte bu ngeen fa fekkee xaalis ngeen ñëw jàpp ma benn kër laa am boo demee kër yaayam laa la wax Ziguinchor da ngay yërëm sax Ousmane Sonko laa la wax nii billaay wallaay tallaay bu nekkoon ku jubadi dana tabaxal yaayam laa la wax R+3 ci Ziguinchor te am na ñu bëri ñu koy def ay inspecteurs des douanes inspecteurs des impôts waxuma ne nag ñëpp la je vais pas mettre tout le monde dans le même sac mais moom bokk na si ñu gën a jub am na yeneen moromam yoo xamante ni moom lañ mel ña nga nekk impôt et domaine mais ñooñ politique da leen intéressé wul mais moom comme bëgg na politique ba dugg ci bi mu amee 40 ans gars yi gis jaar-jaaram mu nekk jaar-jaar boo xamante ni jaar-jaar bu sell la mu am un parcours atypique lu nekk mu daj ko ñu jiital ko mu ñëw nag Sénégal yi yëpp bëgg ko mu révolutionner la scène politique sénégalaise ku nekk naan Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu jaral nit ñi lu nekk bi ñu ko bëggee éliminer mu jaral Sénégal yëpp génn
léegi nag daf ci am ñenn ñoo xamante ni même ànduñoo ak Macky Sall di ñoom mais ñooñu mënuñoo digérer loolu dañoo fiir parce que dañ ko bëggoon a am mënuñ ko am. maa ngi gis Mamour Cissé PSD jant bi xam naa xale yi mujjee judd sax nga xam ne ñoom dañoo gis seen bopp ci Ousmane Sonko xale yi gën a bëgg Ousmane Sonko fu mu nekk nii xam naa ne ku leen laajoon Mamour Cissé sax duñ ko xam wala nga laaj leen PSD jant bi ndax am na parti bu tudd PSD jant bi dañ naan la non non xaw ma PSD jant bi mais ñun ñi nga xamante ni fu mu nekk nii jege nañ 40 yi xam nga ñun dinañ xam Mamour Cissé parce que élection 2000 yi fekk nañ ñu fi voté nañ donc dinañ xam Mamour Cissé PSD jant bi waaye génération 2000 bi nga xamante ni instant bi am nañ 21 ans nga xam ne dinañ voté ah ñooñu xamuñ sax kan mooy Mamour Cissé daa politique ba bëgg a dee te kenn xamu ko tous defu ko ci Sénégal amul mbooloo représenté wul dara amul base kenn xamul fan mooy base am moom daal parti télécentre la yore coalition bu ñëw mu dugg fa di mos dara loolu rek la fi nekkee bokkoon na ci coalition mooy CAP 21 ba Abdoulaye Wade yëkkati ay milliards jox ko muy pasaree xaalis bi def lu ko neex mujjul fenn parce que loolu ay fonds politique la ñooñu ils se sont enrichis illicitement am ay biens te politique rek moo leen may xaalis amuñu métier mënoo wax ne liggéey bii la ñuy liggéey ku nekk président ñu ñëw bokk ci sa coalition pour di mën a am dara ñu xam ne Ousmane Sonko du nangu loolu bu Ousmane Sonko faloo seen yooyu day jeex ay toog muy dox ak fen muy dox di nelaw muy dox day jeex léegi nag moo tax ñoom ñëpp dañuy acharné wu ci kaw Ousmane Sonko di ko saaga Mamour Cissé génn na ne day saaga Ousmane Sonko naan waaw Adji Sarr violé wul benn loi lu mu def dëgg la ah Ousmane Sonko dafa war a leeralal Sénégalais yi ñoom ñëpp ñu ngi génn ku nekk di wax léegi nag ñooñu Mamour Cissé ak ñi mu àndal ak yenn journalistes yi nga xamante ni bon ñoom bi ñu nekkee ci journalisme bi ci année 90 yi la génération 90 bi ñoom it Ousmane Sonko daf leen a raw sur tous les plans léegi succès bi Ousmane Sonko am ak bayre bi Ousmane Sonko am mënuñ ko digérer mënuñ ko supporter moo tax ñoom it dañuy wax am na si ñoo xam ne waxuñ sax pour faral Macky Sall de mais dañuy wax parce que dañoo am une haine viscérale envers Ousmane Sonko mënuñu ko supporter parce que ni ko yàlla def lañ mënta nangu moo tax ñooñu seen wax maanaam tekkiwul dara mënuñoo wax ba Sénégalais yi gëm leen parce que ñoom dañoo amul benn représentativité représenté wuñ dara bu ñu waxee xam nga lan moo leen ciy fekk ay saaga ak ay xaste moo tax ñu naan waa Pastef dañoo violent dañuy saaga nit ñi te ñoom violence bi ñoom ñoo ko njëkkee xam nga ay xale yu ndaw tey suñu porté seen choix ci benn leader am ci moom yaakaar chaque jour ngeen nekk fii nii di xas kooku di ko sosal bëgg a yàq àddunaam mais am na xale yoo xam ne ñoom noonu rek la ñuy réagir parce que dañoo bëgg Ousmane Sonko dañuy saaga mais Pastef ñi nga xam dañoo mûr nekk ay responsable dëgg du ngeen ci dégg kenn mu génn di saaga ñu bokk ci politique bureau politique bu Pastef bi ñi nga xam dañuy wax ci turu Pastef mais xale yi leen di saaga ñëpp ay admirateur lañ dañoo bëgg Ousmane Sonko parce que yéen da ngeen di ñëw di sosal Ousmane Sonko di yàq deram mais ñoom saaga lañ jël arme def ko pour fay wante te ñooñu amuñ sax ñu si bëri amuñ carte Pastef mais Ousmane Sonko lañ bëgg loolu moo tax te yéen violence bi ci yéen la njëkkee su fekkoon ne yéen nekku leen ay nit ñu violent mais ku noon violence du am su ngeen ñëwoon may nit ñi jàmm li tax ñu samp leen teg leen ci bopp réew mi ngeen nekk ci di liggéey jublu ci priorité Sénégal yi nga xamante ni moom la Sénégalais yi am priorité yi di liggéey mais ku noon jàmm rek mooy am Sénégal léegi nag lu tax nag violence verbale bi am Sénégal ak violence physique bi wax naa ko sànq mooy parce que yéen a ñëw indi arrogance ak violence di saaga nit ñi di xas nit ñi Farba Senghor tamit gis nañ ko moom it ginnaaw bi ma paree ci Mamour Cissé ma ngay wër plateau yi di tilimal Ousmane Sonko di yàq der te moom tekkiwul dara moom ci ñu doon barrer la route Macky Sall pour mu bañ a nekk président ci la bokk ci élection 2012 yi deuxième tour dafa jël caméra yam ak micro yam fay télévision yëpp ñu defal ko publi reportage mu fay leen ci xaalisu sénégalais yi dem ba Est Foire ci gannaaw aéroport bi di yàq deru Macky Sall naan di def campagne de diabolisation quoi naan waaw gis ngeen Macky Sall bu ngeen ko falee réew mi du baax parce que sàcc la ay milliards la yore te liggéeyu ko dafa wor sénégalais yi
dafa war Ablaye Wade gis ngeen terrain yi yëpp moo ko moom bu ngeen ko falee dina jaay réew mi yëpp Farba Senghor moom moo defoon loolu léegi nag Ablaye Wade daanu mu jàmb ko mook Omar Sarr ak ñoom maître Amadou Sall dem nag ànd ak ki nga xam ne moom mooy Macky Sall pour nguur Macky Sall tamit nekk koo xam ne moom bëggul opposant mu accepté loolu moom it parce que bëggul opposant moom su fekkee da nga ko doon saaga démb di ko xas sax moom boo ñëwee ne ko yow laa àndal rek moom day nangu day xam ne yow intérêt rek moo la indi ci moom léegi ñooñu nag ñooy wër tey di yàq der Yankhoba Diattara tamit dégg naa ko nga xamante ni bërki démboo Njaay yàggul dara mook Idrissa Seck mooy soow Macky mooy mburu parce que nee nañ ñoom comme mburoog soow boo xam ne poison la am yàlla nañu si yàlla musal man yàlla bu ma lekk poñse boobu man mburoog soow boobu Yankhoba Diattara génn na nee na li fi am yëpp le seul et unique responsable ci Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko mooy responsable nit ñu dee ak yëpp nee na Ousmane Sonko il est le seul responsable xam nga loolu lu tax mu koy wax parce que dafa nekk léegi ci gouvernement Macky Sall waaye tey Sénégal bu ñu nekkoon ci réew boo xamante ni réew dëgg la réew bu baax dëgg nekk un vrai état de droit am na ñoo xam ne du ñu am kàddu am na ñoo xam ne heure bii ci kaso yi la leen waroon a fekk am ñoo xamante ni bu leen fekkul ci kaso yi timit traître yu ñu doon warkat yu ñu doon nga xam ne dañoo yàgg a war sénégalais yi fu tooy ñu dal nekk ay weñ nga xam ne bëgguñ Sénégal ay pouvoiriste lañ ay privilège ak ay avantages yu ñu am ci nguur loolu rek moo leen intéressé waaye développement wu Sénégal ak avancement wu Sénégal ñoru leen ku noon ñooñu si biir kër yi la ñuy nekk kenn du leen tàllal micro amul benn journaliste bu leen di tàllal micro ñuy wax amul benn poste bu ñu war a occuper au niveau du Sénégal mais malheureusement Sénégal léegi ñu warta wax rek ñi nga xam ne dañoo tilim salté ñoom ñooy wax ñi nga xam ne ay sàcc lañ sàcc ils se sont enrichis illicitement fii butunihim naaran nga xam ne seen biir yi safara moo ci nekk parce que alalu sénégalais yi la ñuy dundee l'argent du contribuable ci la ñuy lekk ba seen biir yi na faj di ko saxal seen njaboot di ko lekk ak seen ay xarit nga xam ne ñoom poison moo nekk seen biir yi safara comme ni ko yàlla waxee fii xulubu fii butunihim naaran seen biir yi safara moo ca nekk parce que riba la ñuy dundee ñooñu nag ñoom ñooy am parole tey ñi nga xamante ni bi fi Abdou Diouf nekkee Abdou Diouf lañ àndaloon di saaga Ablaye Wade Abdou Diouf daanu ñu dem ànd ak Ablaye Wade ñi nga xamante ni bi fi Ablaye Wade nekkee ci Ablaye Wade lañ nekkoon Macky Sall am ak Ablaye Wade problème ñuy saaga Macky Sall Ablaye Wade daanu na ña nga ca Macky Sall ñooñu la ñuy invité suñ ay télé ak suñ ay rajo ñooñu ñi am ay parole di wax mais ñooñu waruñoo wax dañoo war a noppi ils doivent fermer leur sale gueule parce que seen gémmiñ ñi sax dafay xeeñ parce que lu ñuy dundee mooy l'argent du contribuable alalu sénégalais yi nga xamante ni ils souffrent ñu ngi sonn te seen souffrance boobu war nañ ko ci manifestation yi parce que bi ñu doon daj Auchan yi sax am na ñoo xam ne ay ceeb lañ fa doon jël ak ay diwlin denrées de première nécessité lañ doon jël di fa bàyyi ay pâte dentifrice yeeg ay savon yi ak lave-vaisselle yi soxla wuñ ko amuñ ci soxla lekk gi lañ soxla mooy denrées de première nécessité kon ñii bu ñu nekkoon ci dëkk boo xamante nii dëkk bu jaar yoon la waruñoo am parole ils n'ont pas droit à la parole waruñoo wax dañoo war a noppi ils doivent fermer leur sale gueule comme ni ma ko waxee sànq boo déggee nag boo gisee nag lu tax man may wax nii di continuer di wax ma ne leen waruñoo noppi mooy ne ñii waruñu leen mayee sax fu ñu yàkkee seen nàkk parce que xam nga lu tax parce que li leen waroon defuñ ko li leen waroon mooy liggéey pour Sénégalais yi génn ci jafe-jafe yu ñu nekk waaye defuñ ko ñu nekk ci deru Ousmane Sonko parce que xam nañ ne Ousmane Sonko moom dafa favorable fu mu nekk nii pour nekk président pour dugg palais ñu xam ne Ousmane Sonko il menace leurs intérêts bu faloo ñoom yi ñu doon def di transhumer ah ku nekk président ñu toxu dem ànd ak yow comme Seydou Diouf bu dëkk Tëngéej comme ñoom Ablaye Sow tamit dégg naa ko muy wax Ablaye Sow Kaffrine nga xamante ni moom it ku falu rek nekk président yow lay àndal moom transhumant bu mag la moom it ak ñi ma tudd sànq ñoom Mamour Cissé ak ñoom Farba Senghor ak ñeneen ak ñeneen ñooñ ay Ibrahima Sène PIT pa bu dee boobu nga xam ne ay waxu dof rek lay wax heure bu génne tekkiwul dara pa boobu tey jii ñooñu dañoo xam ne bu Ousmane Sonko faloo
loolu dootuñ ko mën a def ñoom ñëpp dañ leen di dem dugal leen ci poubelle parce que ay mbalit lañ ñoom ordure mbalit xam nga mbalit dañ koy yóbbu ci poubelle ba léegi nag ñoom bu Ousmane Sonko faloo ñoom dootuñ tekkeeti dara ci mbalit ma lañ jëm léegi nag loolu moo tax ils vont tout faire pour ternir l'image de Ousmane Sonko pour diaboliser Ousmane Sonko pour mettre ko en mal avec les Sénégalais yi nag ne non loolu du fi amee on va pas accepter ça ñun Ousmane Sonko lañ bëgg bu ngeen ko jiiñee góor jigéen sax ah ñun bëgg nañ ko lu ngeen ko manti tam bu ngeen ne Ousmane Sonko day lekkaate dëmm laak donte man gëwma yooyu sax lu ngeen manti wax ci Ousmane Sonko ay salafiste laak terroriste laak lu ne ñun bëgg nañ ñëpp wan leen loolu Sénégalais yëpp rawatina xale yi léegi maire yi sax ak paa yi ñu ci bëri tey Ousmane Sonko lañu àndal tey képp koo gis mu ànd ak Macky Sall rek xamal ne pouvoiriste la ah xamal ne nguur moo ko intéressé dara intéressé wu ko te dañoo xam ne bu Ousmane Sonko faloo am na ci ñoo xam ne seen alal juñ sàcc ils vont rendre compte parce que reddition des comptes day am de su fekkee nag loolu moo leen tiital ak ñi nga xamante ni seen ay intérêt day menacé wu nga xam ne ñoom duñ am benn poste ci nguur lu dul dañuy toog di saagaal nguur gi ñuy tubb ay millions di leen ko jox ñu xam ne loolu dootul amati politique autrement la ñuy def Ousmane Sonko day ñëw changer Sénégal defaraat jikko yi baax kenn ku nekk li nga war a jot nga jot ci le don de soi ku feebar faju ku war a jàng école négocier waat contrat yi exploiter suñu ay ressources minières pétrole gaz zircon or phosphate bépp ressource bu ñu am ñu jaarale ko ci yoon sénégalais yi di ci jëriñu parce que ñoom ñoo ko moom waaye ñun tey suñu ay ressources minières jëriñu wuñ ci lépp tubaab bi ñoo jël di ko yóbbu seen dëkk yi tey jii boo demee Kédougou boo gisee ñi gënoon a fës tey ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk au fin fond du Sénégal ci manifestation yi parce que Kédougou dafa sori mu ngi ca frontière u Sénégal bi ak Guinée extrême pauvreté moo fa am boo gisee ñu wàcc ci mbedd mi mooy ne dañoo sonn seen suuf sa dafa riche bokk na ci fi gën a riche ci Sénégal Falémé ci région Kédougou la bokk fa la fer ba nekk Kédougou am na or ñu ngi koy exploiter depuis des années est-ce que mas ngeen a gis un ministre des mines bu mas a génn expliquer Sénégalais yi ne leen oru Sobodola bi nekk région de Kédougou ñun lii lañ ciy am ak lii lañ ciy def lii def nañ ko ci Sénégal parce que ci xaalisu or bi la jógee est-ce que mas ngeen a dégg loolu vous n'avez jamais entendu ça loolu mosu leen kaa dégg mosu leen dégg président bu leen ko wax or ba daal ñu ngi koy exploiter di jël di ko ci avion di yóbbu kenn xamul fan la jëm na tubaab bi ñoo ñëw di jël di yóbbu te ñoom seen réew yi amul dara ñu ñëw lu nekk suñu réew ñu ñëw di ko jël di ko yóbbu waa Kédougou xiif sonn tey jii am na ñoo xam ne ci village yu wër Kédougou tey exploitation clandestine la ñuy def ci or bi di encourir ay risques yoo xamante ni maanaam dañuy toog ba mu yàgg sax affaire bi màbb seen kaw parce que dañuy gas léeg-léeg nga tombeek suuf soo xamante ni dafa nooy suuf si màbb sa kaw nga dee loolu yëpp pour bëgg a dund gis nga bijoutiers yi nekk Sénégal ñu ci bëri ak ñu nekk dans la sous-région ay Mali ay Mauritanie ba Burkina Faso ay Niger Togo ba Bénin dañuy ñëw Kédougou di ut si or buñ ñëwee gis nga ñuy def exploitation clandestine bi ñooñ la ñuy dem jox leen xaalis ñu jox leen or wala ñu jënd ay saako ceeb yóbbu fa jox leen ko wala ravitaillement daal denrée de première nécessité ay tomate ay suukar meew chargé ko ci oto ñëw jox leen après ñu jox leen ko or dañ koy convertir quoi ci valeur or bi mu nekk loo xamante ni dafa métti sénégalais yi ils souffrent les sénégalais souffrent dañoo sonn parce que ñi leen ko teg mooy ay njiit yoo xamante ni baaxuñ santuñ yàlla li leen intéressé mooy nekk ci nguur gi am ay poste di mën a sàcc xaalis c'est ça qui les intéresse mais le développement du Sénégal ak sénégalais yi am dund gu teey dund gu neex nekk ci jàmm ça les intéresse pas léegi nag Ousmane Sonko moo ñëw nar leen a xañ loolu ba pare ubbi bëtu sénégalais yi ñuy xool conscientiser les sénégalais rawatina la jeunesse
ñun ñu nekk ci réseaux sociaux ñun tamit jàpp ci conscientisation bi di wax nit ñi di yeewu di édifier nit ñi léegi nag ñoom loolu moo leen neexut te ñoom réseaux sociaux yi fexe nañ dugg ci yàq ba sonn mais mënuñ ci dara parce que réseaux sociaux yi lii xale yi di wax naan Ousmane Sonko mooy kii que moom xale yi dañu am benn expression bu ñuy faral di wax réseaux sociaux yi Ousmane Sonko mooy kii que moom ñoom déjà amuñ xorom amuñ ay nit ñoo xamante ni dañu crédible ba bu ñu waxee sax nit ñi danañ leen mën a bàyyi xel ñëpp a leen jéppi fu ñu génn di wax nit ñi duñ leen seetaan duñ leen déglu bu ñu defee direct duñ am ay vues yu bëri seen président bi sax mënul def direct ba am 1000 personnes à temps réel yu koy seetaan mais Ousmane Sonko fu mu génnee di direct ay 10 000 personnes ñoo koy seetaan 20 000 personnes te ñoom loolu mënuñ kaa am parce que dañoo ñàkk xorom parce que sénégalais yi ñoo leen gëmul léegi nag loolu moo leen métti fu mu nekk nii nag ci ay enregistrement lañ nekk di enregistrer ay voix di imiter voix wu Barthélémy Diaz pour bëgg ko mettre en mal ak Ousmane Sonko Barthélémy Diaz génn na leeral di def ay vidéo montage yéen su ngeen defee vidéo montage ci Ousmane Sonko mais ñeneen ñi mën nañoo def vidéo montage ci Macky Sall te boobaa day ñaaw te moom mooy président de la République bu boobaa da ngeen di xaaw yi sutura seen président bi Macky Sall di suñu président ñun ñëpp donte il n'est plus légitime sax mais comme ñun jàmm lañ bëgg nañ ko bàyyi mu nekk président ba 2024 ñu gagné ko dugg ci palais ba defar Sénégal léegi su fekkee nag ci xeex bu salte boobu ngeen nar a oo Sénégal yi ay nekk di def ay montage ay voix di def ay montage vidéo mais foofu da ngeen fay daanu parce que yéen ñi gën a xarañ tey ci réseaux sociaux yi gën a xarañ ci nouvelle technologie bi c'est des jeunes te ces jeunes là sont avec Ousmane Sonko lañ gëm moom lañ bëgg kon yéen il est temps ngeen noppalu nangul Ousmane Sonko li ko yàlla may ko jàmm su ngeen bëggee Sénégal am jàmm di ngeen bàyyi Ousmane Sonko waaye feeg yéen a ngi def ay pexe nag pour jéem a sànq Ousmane Sonko ah réew mi du am jàmm de réew mi du am jàmm loolu nag na ko sëriñ yi yëg na ko ñëpp yëg jàmm nag lañ bëgg ci Sénégal ñun nag oote wuñ pour ay jeunes wàcc ci Sénégal taal dëkk bi jàmm la ñuy oote jàmm jooju nag président bi moo ko war a consolider muy la paix muy la cohésion sociale président bi moom moo ko war a incarner waaye nag su fekkee ne moom pour sànq Ousmane Sonko nga xam ne potentiel adversaire am la ah moog ñi mu àndal loolu moo tax mu ne Sénégal du am jàmm bëgg a taal réew mi bu Sénégal tàkkee kenn du ci mucc ñoom duñ ci mucc ñun duñ ci mucc te ñi nga xamante ñoom ñooy kilifa diine yi tuuti naa lool ci conseil leen waaye nag nañ continuer di wax parce que oote nañ jàmm ba ñëpp delluwaat ci jàmm mais ñoom gis nañu ñu ngi nekkaat ci plateau télévisé yi ñu ngi dem ci biir Sénégal di def ay meeting ba pare respecté wuñ geste barrières yi Farba Ngom ma nga organiser benn meeting Fuuta kenn takkul masque nit ñaa ngi bëri ba bëgg a dee te ñoom ñoo jiite réew mi waroon a joxe le bon exemple defuñ ko nekk fa di jéem a yàq xelu nit ñi jàpp ne Ousmane Sonko war nañoo mën a yàq deram Fuuta ba waa Fuuta duñ ko votel loolu dañuy nax seen bopp lépp lu ngeen manti wax ak lépp lu ngeen manti def xale yi ak mag ñi léegi fu mu nekk nii Sénégal jël nañ seen xol dugal ci Ousmane Sonko ba pare te du seen wax yi ñaaw yi ak seen xaste yi ak tuumaal yi ngeen di tuumaal Ousmane Sonko mooy tax ñu génnee seen Ousmane Sonko ci seen xol yi moo tax il est temps ngeen war a noppalu te ñu ngi demandé remaniement bi nga xamante ni moom mooy waaj a ñëw donte Macky Sall man dama koy continuer di ko wax ba léegi il n'est plus légitime parce que bu ñu demee ba 80% de ton peuple génn ah di manifester mere la taal dëkk bi nga xam ne yow amatoo légitimité parce que bëggatuñ la su fekkoon beneen président la dafay démissionner waaye comme nee na du démissionner xam naa ne dina def remaniement suy def remaniement Antoine Diome il ne mérite plus d'être ministre de l'intérieur parce que c'est un ministère de souveraineté Malick Sall il ne mérite plus d'être ministre de la justice parce que ministre de la justice kooku moo yore justice bi dafa war a tëddee njaaxaanaay waaye warul far ci benn camp boo xam ne dañuy nekk di teg injustice ci ay opposants ak ay ñoo xam ne dañ leen a contre ànduñoo ak ñoom bokkuñoo ak ñoom gis-gis Aïssata Tall Sall moo fi oote France 24 naan dafa am ay forces occultes yu ñuy rax te Sénégal kenn raxuñu ay sénégalais yu mer la donte am na ay bandits yu ci raxoon yoo xam ne ay sénégalais lañ nekk ñoo xam ne ils sont pas de bonne foi ay agresseurs lañ te manifestation heure bu amee dina am ñu ci rax di def naka sudul noonu di cambrioler moo tax yàlla bañ ku yee fitna moo tax yàlla ne wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaasa fitna boobu yeewu moo tax nag ay yeneen nit rax ci di dajji ay magasin di def naka sudul noonu Aïssata Tall Sall oote France 24 di yàq deru sénégalais yi
di leen jiiñ ay terroristes Malick Sall oote ne ay mbër te 8000 licenciés laa dégg na ñu ñoo am Sénégal ci ay mbër te ñu wàccoon ci Sénégal defe naa ne ay millions lañ kon ñooñu il ne mérite plus d'être ministre procureur de la République dañ ko war a dàq parce que du nitu jàmm am na ay dossiers yu nekk ci tiroiram mu war ko traité nga xam ne intérêt sénégalais yi la traité wu ko def ci teg kuddam te Macky Sall moo ci teg kuddam ba pare ne ko teg ci sa kudd yow tamit parce que Macky Sall moo koy manipuler di ko wax lu muy def doyen des juges méritowul pour nekk doyen des juges parce que sale boulot yu bëri moo koy defal Macky Sall ak ñeneen ñoo xamante ni ay ministre lañ te duñ ay nitu jàmm coow lu tàkk gannaaw Macky Sall ñoom ñoo nekk ci gannaaw le préfet de Dakar warta nekk préfet parce que moom moo indi woon situation boobu noonu ba Sénégal nit ñi di manifester ba taal ay oto jàmbur ay këru jàmbur taal ay Auchan lu nekk ñu def ko fa kon loolu war nañ ci bàyyi xel préfet boobu noonu tey ki ko doon manipuler mooy Antoine Diome ak ki nga xam ne mooy le procureur pour ñu jiiñ Ousmane Sonko trouble à l'ordre public ba pare jiiñ ko li nga xamante ni moom mooy participation à une manifestation non autorisée jël ko yóbbu ko caserne Samba Diéry Diallo arrêté ko ba tax Sénégal tàkk kon ñooñu ay taalkatu réew lañ taalkatu dëkk lañ mérito wuñ pour jiite Sénégal parce que dañoo wor Sénégalais yi haute trahison lañ def heure bii waroon na fekk tey suñu amoon assemblée bu baax dañ leen di destituer ba pare yóbbu leen tribunal atte leen ñu am benn gouvernement de transition ba pare suñ dawalee 6 mois ñu organiser ay élections ku Sénégalais yi fal ñu xam ne Sénégalais la léegi nag fu may jeexalee maa ngi bëgg a guddal fenn rek laay jeexalee mooy seen wax yi ñaaw yi ngeen di wax seen campagne de diabolisation bi ngeen jógtee loolu ça tient pas Sénégalais yi bàyyiwuñ ci sax xel mënu leen wax lu Sénégalais yi gëm te mënu leen a fexe ba Sénégalais yi bañ Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko Sénégalais dañ kaa bëgg ku set la ku sell la ku jub la am na programme bu baax pour Sénégalais yi te Sénégalais yi gis nañ ci seen bopp noppal leen seen bopp heure bu ngeen génnee nag wax di yàq der ñun danañ génn tontu leen parce que bu ñu leen bàyyee tamit am na Sénégalais yoo xamante ni mën nga leen a influencer te xam nga loolu ñun waruñ kaa nangu te waruñ leen a may dara waruñoo nangu ngeen di influencer benn Sénégalais sax loolu waruñ kaa nangu moo tax lu ngeen gas dinañ ko suul dinañ nekk ci réseaux sociaux yi heure bu ngeen génnee wax ñu génn tontu leen kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen remercier bu baax a baax ci bàyyi xel bi ngeen ñu doon bàyyi xel di ànd ak ñun ci direct yi di leen wax ne nag liveurs yi ak activistes yi chroniqueurs yi ñi nga xamante ni dañoo bëgg Sénégal bëgg développement du Sénégal jëlee bandi yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite Sénégal jëlee leen ci bopp réew mi jox ko Ousmane Sonko nañ continuer di wax waaw ñiy def chronique nañ continuer di def chronique ñuy def live nañ continuer di def live di conscientiser activistes yi nañ continuer tamit di def seen rôle te ñu libéré Guy Marius Sagna ak ki nga xam ne moom mooy Abbas Fall ak Birame Souleye Diop ak Clédor Sène ak Assane Diouf parce que c'est des prisonniers politiques ak suñu ami et frère Ndongo Diop nekk Diourbel moom it dañ ko arrêté ak Ousmane Tounkara mi nga xam ne dañ ko jàpp di ko jiiñ terroriste te du terroriste ñëpp ñu bàyyi leen parce que loolu mooy jàmmi Sénégal parce que mënoo téye ay nit ci kaso te defuñ dara Ousmane Tounkara nag waa Amérique ñoo ko téye parce que gars yi ñoo ko jiiñ terroriste ñu téye ko di ko càmbar te xam naa ne dinañ ko bàyyi parce que Ousmane Tounkara il n'est pas terroriste ñëpp xam nañ loolu liggéeyam lay def bëgg Sénégal donc boo wax na wax boo xam ne donte waru kaa wax waaye nag loolu taxul mu nekk terroriste voilà nañ libérer les otages politiques may Sénégalais yi jàmm Sénégal jëm kanam vive le Sénégal vive président Ousmane Sonko jaa ngeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.